tax ñu créer ko c'était pour vraiment dañu seet ne que région bi am na ay produits yu bëri yoo xam ne day yàqu te mënoon nañu ko transformer mu yokk koom bi wàññi xiif bi te mën na dem ba nga xam ne mën na créer ay emploi ndax nekk na produit boo xam ne yeneen dëkk yi ko amul dañ koy ut si fii te des fois mu manqué boo xam ne dara taxu ko parce que dafay yàqu kenn du ko récupérer transformer ko boobu benn anam la beneen bi aussi ci biir daayira bi dañu seetoon ne femmes yi daayira ñoom lu ñu ci xamoon rek mooy di fexe ba cotiser am cotisation pour jënd ay nuróole ak def loo xam ne lii moom la ñuy def ay dépenses ci biir kii bi mais loolu dafa dem ba nga xam ne am na femmes yoo xam ne comme dañuy am problème pour am xaalis participer ci daayira yooyu duñ ko mën day frustré loo ñu xool ne loolu dafa frustré loo jigéen ñu bëri ñu ne ñun vraiment comme ñu ngi ci biir daayira bi am nañu ay femmes yoo xam ne ñu ngi am ay savoir yoo xam ne suñ ko partagé boole ko mun nañu créer même entreprise mais dañuy commencé gum ci benn GIE jéem a former femmes yi jéem leen jàppale pour que ñu mun a bénéficier wu ci produit yi nga xam ne mi ngi ci réew mi ci dëkk bi fii di yàqu période bu ne Casamance am na produit bu am te ci produit yooyu mën nañ ci def ay jéego yoo xam ne dina yokk suñu am dina wàññi coono jigéen ñi donc loolu moo doon objectif bi tax GIE bi taxaw jóge ci daayira ñëw taxawal lii pour vraiment faciliter jigéen ñi seen am ak dem ba tey comme tey nu ñu mel nii gis nga tey am nañu suñu unité ci biir loolu la ñu dem ba taxawal tey am nañ suñu unité bi ñu ngi former ay femmes un peu partout di jóge ci yeneen dëkk sax di ñëw ba fii dañuy yóbbu sax ci yeneen dëkk ñuy dem di former ay femmes unité bi dem na GIE bi dem na ba muy sensibiliser bi mu taxawalee loolu mu nekk lu dox ñu gis ne amal nañu njëriñ yemuñu ci ñun kese dañu dem vers suñu yeneen morom yi tamit jéem leen sensibiliser dugal leen ci activité boobu am na ñoo xam ne sax gaa fekkoon nañ leen tamit ci activité boobu mais dem nañ gën leen a dooleel ba nga xam ne tabaar fakal la macha allah fii au niveau de cette région là transformatrice yi tabaar fakal la macha allah problème bu ñu am rek mooy peut-être femmes yi amuñu accès ci suuf si pour que partenaires yi nga xam ne ñi ngi fii ñëw de passage war leen a tabaxal unité dañuy nekk fii ba seen séjour jeex femmes yi duñu am terrain loolu rek mooy gàllankooru jigéen ñi fii même ñun sax loolu moo ñu gën a delloo gannaaw ba tout récemment la ñu ñaa gis doog a jox fii pour ñu mun a tabax pour am fi unité bi nag c'est vrai que mi ngi ci turu Jiito di Maléguène mais ñun dañu ne c'est pour toute la population de Ziguinchor ndax ñun on est en train de préparer des pépinières pour ëllëg ñooñu mun a nekk suñuy relais c'est parce que ñun xam nañ ne bâtiment bi moom ñun fii rek lañ koy bàyyi dañ fiy def li ñu mën rek mais bu yàggee tamit même bu ñu deewul dinañ sonn mais ci biir loolu war nañu fexe ba am ay relais donc ñi ngi tiise loolu relation ak suñuy femmes yi nekk ci yeneen secteurs yi te amuñu moyen pour am seen unité ñi ngi jàppale aussi étudiants yi di liggéey ak université yi di ñu ñuy envoyé ay élèves ñuy ñëw di def fii ay stage de 3 mois de 6 mois même jusqu'en Europe on a reçu des élèves yoo xam ne indi nañ leen fii ñu ñëw nekk ak ñun yooyu yëpp c'est des trucs yoo xam ne ay savoir yu ñu leen di jox la pour que fii mu mun a am continuité donc nekkul unité boo xam ne dañ ko tabax rek pour bu ëllëgee ñu changer ko def ko leneen mais dañ ko tabax pour ëllëg mu nekk institut bu mag mu nekk école bu mag a mag boo xam ne ay cadre sax dinañ fi jóge dinañ ñun c'est à travers le GIE Jiito di Maléguène la ñu def lii lañ def lii donc mu nekk une plus pour région bi yëpp donc noonu la GIE bi tëddee ci biir activités yi nag yi nga xam ne moom la ñuy gën a liggéey mooy séchage de mangue ak la transformation de la pomme parce que yéen ku ci ne yow doomu Casamance nga xam nga li fi ak xew ci période pomme bu njëkk ba pomme bi alcool lañ ci xam ba nga xam ne ñun sax dañ doon am ay problème ndax suñu xale yi buñ mësaan a dem ci àll yi balaa ñëw ñibbisi presque dañuy màndi ndax 200 francs nga am sa litre sàngara te li ci des li ci gën a bëri dañ koy sànni. léegi ci pomme boobu. waaw xamul lan mooy pomme. waaw pomme bi mooy ñam bi nga xam ne moom foofu la jus bi nekk. mooy darkase mooy darkase parce que darkase lañ koy wooyee ñoom xoox bi ndaamaraas la ñuy wax
xoox bi nag moom la ñu wax moo xam ne indien yi moom la ñuy ñëw jënd fii yóbbu ko dem transformer ko te loolu aussi vraiment nekk lan lu ñu métti torop ndax ñun seetlu nañu lu bëree bëri tey bu période boobu jotee darkase jigéen ñi ci gën a yëngatu mais ñoo ci gën a sonn te li gën a am njëriñ indien yi dañ koy yóbbu ci seen dëkk te bu ñu demee di ko fa transformer pour jokkal ko beneen valeur ajoutée seen jigéen ñi ñoo koy liggéey te pourtant jigéen Inde yooyu gënuñoo wér jigéenu Casamance yi gënuñu ñoo dëgër gënuñu ñoo xarañ mais c'est parce que ñoom dañ leen implanter ay usines ñuy liggéey di ci bénéficier wu te duñ ci sonn dara donc ñun loolu nekk na manquement boo xam ne ci amande bi ñu war ko am fii ci Casamance. pomme bi nga xam ne moom nga may laaj ma ne la moom la ñuy wax darkase dañ koy sànni comme li ma la wax rek alcool lañ ci xamoon mbaa ñu sànni ko am na sax ñuy wax ne que boo ko lekkee naan soow wala nga naan meew da ngay dee loolu moom mënuñu ko weddi parce que même togg sa ceeb sax boo ko toggul bu baax wala waxtu bi nga ko war a lekkoo ko boo ko lekkee boo moytul même boo naanee ndox sax di nga dee surtout nga teg ci meew nga xam ne dafay war a woy wala dafa war a fermenté donc ñaar yooyu boo leen boolee faw nga dee mais ñun dañ ko traité am nañ ci ay Fra yóbbu ko ministère du contrôle kii ba am nañ ci ay autorisation de fabrication def nañ ci ay dégustation à travers presque pays yu bëri Nigéria dem nañ fa def fa compétition ci végétariens yi pour pomme bi parce que pour ñoom mënuñu ko gëm ne la pomme de cajou nit mun na ko transformer ba mu nekk comme yàpp te loolu def nañ ko te nit ñi lekk nañ ko te kenn deewu fa dem nañ def ko France invité nañ ñu fa 2 fois salon de l'agriculture def nañ fa benn démonstration culinaire ci journée sénégalaise au niveau de Paris wax nañ ko même ci média yi donc ñi ko fa lekk kenn deewul dafa nekk rek loo xam ne lii nit ñi xamuñu ko mais amul benn gravité pomme bi yàpp baa ngi ci confiture a ngi ci ay tranche comme ni ñuy garder conservation de tranche pomme de kii bi ananas yi yooyu tamit dañ koy def ci darkase bi waaw dañ koy def ci darkase bi di ci defar ay viande hachée nga mun cee togg say rago lépp loo xam ne nit danga ko mën a togg ci yàpp xanaa farci de laa xam ne moom munul nekk farci ci parce que yàpp dinañ ko def farci mais li ci weesu de ci loo xam ne nit di nga ko def di nga jënd ndawal toggee ko boo ko jëndee mun nga ko togg te moo ëpp vitamine encore yàpp parce que ñun am nañu ay experts tubaab yoo xam ne nee nañu boo lekkee benn brochette pomme de cajou dafa mel ni lekk nga ñaari brochette yàpp kon nga xam ne loolu nekk na lu baax mais valeur ajoutée boobu li ci war daf ñu manqué ñun nag ñu doon bëgg nag vraiment suñu homme de politique yi nekk fii ak état bi ñu xalaat bu baax yàqute bi am ci darkase ndax pour nga am benn tonne noix de cajou dangay sànni 3 tonnes de pomme et que ce pomme là bi nga sànni yow mun nga ci am ay millions ndax di nga ci mën a defar jus di nga ci mën a defar li ma la wax ni yépp même defar nañ ci ay aliments pour les enfants malnutris, aliments enrichis pour les bébés ba nga xam ne xale bi bu koy lekk biir jaare moom te tàggoo ak jaare vomissement yu bëri yi xale bi koy lekk du ko am mukk dentition du ci am problème te yooyu yëpp test yoo xam ne dañ ko def ci pomme de cajou bi dafa des rek accompagnement yoo xam ne yi état bi war na ko fi def ci biir région bi jàppale Sénégal laa waxuma jàppale jigéenu Casamance parce que amande bi ni mu amul fii usine sax nit ñaa ngi jógee yeneen dëkk di ñëw période darkase di fi ut si xaalis te ñooñu dañuy ñëw fort pour indien yi jënd yóbbu fekk ñu sànni pomme bi te léegi pomme bi ñu ngi koy transformé yooyu yëpp buñ ko fi doon def du doon koomu Sénégal du Casamance laa wax de mais c'est Sénégal parce que ku nekk doomu Sénégal bu ne dana ñëw même doomu yeneen pays mun nañu ñëw am fi dara parce que ñun dañuy dem ci yeneen pays di uti alal donc alal boobu mi ngi fi mais dañu jàppalewul dafa am benn période ñu am benn expert boo xam dañ toog ak moom di waxtaan mu ne yéen a ngi tàcc pour ñu defaral leen pont bi ubbi pont bi ngeen di fecc naan Casamance léegi mu jóge ci enclavement mais toog leen di ngeen toog ngeen bëgg ay fruits du ngeen ko am
ci région bi mango dina leen manqué fii pomme dina leen fi manqué madd dina leen fi manqué ma ne ko mu ne li ngeen war a commencé mooy dañ leen war a defal ay industrie zone yi nga xam ne fa la madd bi di yàqoo ñu taxawal leen foofu une unité de transformation boo xam ne mooy transformer produit bi muy dem semi fini ci ñi koy war a liggéey sinon fii lañ koy jënd yóbbu ko dem defar ko indiwaat di leen ko jaay fii bu ngeen ko soxlaa du ngeen ko am te commencé na xoolal citron bi tey fii Ziguinchor kenn mësul dégg fu ñuy jaay limon 700 francs le litre 800 à cette période là weeru koor sax commencé ko lan la yóbbu nañ ko yépp te dara amagul donc yooyu war lañ ci waxaat bu baax ñu xoolaat nu ñuy jàppalee région bi Casamance mooy grenier Sénégal de waaye grenier tamit booy jël du denc dafay fekk nga préparer terrain bi terrain boobu buñ ko préparé du mus a doon grenier dañuy wax rek mën a ndax nit doo góob sa ceeb nga ñëw teg ko ci ëtt bi nga ne foofu mooy sa grenier danga koy préparé foo koy dugal loolooy grenier du gémmiñ dong waaw. léegi ci unité bi ñaata jigéen ñoo fi jigéen ak fan la ñuy jógee nekk fu ñu jógee. waaw ñun unité bi mi ngi implanté wu ci secteur ci zone Niaguis mais ñun femmes yi nga xam ne ñun ñoo ko seq ñun ñu ngi Ziguinchor lañ bokk jóge Lindiane mais yemul ci ñun rek parce que yeneen femmes aussi dañ fiy ñëw yow des fois même du yaa ngi nii sànq rek am na ku ñu la présenté femme bi mi ngi jóge ba Bukoto Jembere élève la boo xam ne ñun dañ ko formé buñ ko formé ba pare amul unité mais bu bëggee produire day jóge usuy day jóge foofu ñëw produire fii ñeneen ak ñeneen aussi ñi ngi ci biir dëkk bi fii ils ont été formés par le GIE ñu ngi leen di encadrer s'ils ont des besoins à transformer dañuy ñëw fii pour def seen transformation parce que sinon amuñu local te produit bi dafa am fu anam yi nga ko war a liggéeyee donc ñooñu fu nekk li ñuy jógee di ñëw def fii transformation Goudomp Adéane Bignona partout daal ñi nga xam les femmes déplacées yi nga dégg ñooñu ñoom c'est des femmes déplacées yoo xam ne ñoom dañu nekkoon ak ñun fii ci biir quartier bi au niveau de kii Lindiane ñu seet na que c'est des femmes yoo xam ne dañu leen war a jàppale à travers benn ONG bu ñuy wax African Jeux ñu fexe ba financer leen ñu indi leen ñun ñu daal di leen former bu ñu leen former on a continué à les encadrer on a même continué à les amener vers des partenaires ba nga xam ne ñooñu ñu ngi leen di financer ndax charbon bi ñuy def ni benn partenaire américaine sénégalaise la mais Amérique la nekk kooku moo ñëw financer leen former leen ci charbon bio bi former leen ci engrais bio bi dégg nga jëlal leen local bi pour fayal leen ko pour 2 ans jëndal leen équipement yëpp ñu nekk fii suñu wet fii ñu di leen di encadrer ñun ñu former leen ci savon bi chaque mois dañuy ñëw defar seen savon séddale ko liggéey ko parce que c'est des femmes yoo xam ne événement Casamance moo tax ñu jóge seen dëkk waa Bissine lañu mënatuñu fa dellu mais ñi ngi fi li ñuy liggéey mu métti lool ñi ci gën a bëri fóot la ñuy def mbala jaay gerte xam nga te loolu mënoon ñu xool ne loolu dafa métti ñu ne nañ leen encadrer jël leen boole leen defal leen GIE boole leen ak ay partenaires yi financé leen ba tabaar fakal la macha allah defe naa yow di nga gis li nga xam ne ñoom ñu ngi koy yëngatu ci seen activité yooyu di ci am li ñuy terale seen i doom ak seen ñi ñàkk nañ seen jëkkër mais tey charge famille bi li ci gën a bëri ñu ngi koy traité ci biir revenu yu activité bi nga xam ne moom la ñuy def. léegi à part bio bi charbon bio bi ak pomme d'acajou bi darkase bi ak coco bi ak mango bi à part produit yooyu yan produit ngeen di transformer autrement mu nekk yi gën a am produit fini yan genre produit fini ngay def. waaw comme mango bi léegi rek li nga laal nii ci mango bi li ñuy def ci darkase bi loolu la ñuy def ci mango bi dem nañ ko ba dugal ko ci biir céréale bi je crois que léegi sànq filmé ngeen ne ñu ngi defar caakri à base de mangue donc ay dérivés yu bëree bëri dinañ def ci madd bi tamit dañ koy transformer di ci def lu bëree bëri lépp loo xam ne rek comme jus comme sirop conserve ak marinade bi bu am pimenté salé yooyu yëpp dañ koy def ci même amande darkase bi dañ ko transformer aussi di ci def amande mooy ndaamaraas bi amande bi mooy darkase waaw moom la ñuy wax ndaamaraas mooy bi ñuy yëy comme gerte ñun boobu def nañ ci pâte comme pâte d'arachide mun nga ci def chocolat mun nga ko togg maafe mun nga ko def ngalax xooxu darkase bi mun nañ la ko woon après kii bi dinañ ko def tamit poudre pour pâtisserie bi
moom daamaraas bi bu weex bi tal mi nga xam ne c'est passé à la vapeur lakkuñu ko mais dañ ko def à la vapeur ba mu ñor ñu daal di koy defar ba mu baax def ko poudre nga xam ne mun na participer ci pâtisserie bi au lieu que à la place du beurre nga def ko ci te muy rendre farine bi ba nga xam ne day neex. donc def nañ ko tamit ay bouillon comme jumbo au lieu que nga del jumbo bi def ko ci sa sauce moom ngay jël def ko ci sa marinade bi day neex ba bëgg a dee yooyu yëpp def nañ ko ci. def nañ ci tamit huile mais huile bi c'est à travers des amandes yi nga xam ne dafa périmé ba nga xam ne dafay am arrière goût ñu pressé ko génnee diw bi def ko savon saabu bu baax sax pour yaram bu dëgër buy xëpp te yàgg yooyu yëpp unité bi ak femmes yi dañ koy liggéey fii ci amande bi. donc li ñu transformé dafa bëri parce que ñun dañu xool ne Casamance li fii am dafa di yàqu transformation rek moo ñu mën a muccal parce que buñ ko transformé dana am durabilité boo xam ne yow période bi bu paasee di nga ci dund di nga ci tedd ndax di nga ko jaay di nga ci lekk donc loolu day attirer tamit ay étrangers ñu ñëw parce que dañuy xam ne tel lieu période bii sax boo fa demee di nga fa fekk lii donc loolu nekk na lu am solo ci transformation bi ñu nekkee li ma lay wax rek manquement bi rek mooy jàppale bi dafa des encadrement bi tamit mooy jot naa ci wax tuuti li may wax rek mooy toujours rek ñu jàppale ñu taxawalal ñu ay industrie yu mag yuy transformer suñuy produits yi su boobaa producteurs yi dina nekk une valeur ajoutée ci producteurs yi ndax yow gis nga toolu mango yi fii Casamance mango bu woddee ci kaw gi boo koy for pour lekk ko paa yi dañ lay naan ne lii day joxe palu nag yi sax duñ ko lekk et pourtant boobu wodd moo gën parce que c'est mango bu am maturité la boo tax mu wodd am na yuy wodd te feebar mais 90% période bi bu jotee mango yi wodd mooy bi ñor bi nga xam ne dafa ñor ci ndeyam nga xam ne dafa am maturité mais ñoom dañ ko considéré wul tey ñun yooyu sax ñun dañ ko jël léegi transformé ko moom la ñuy jël boobu wodd noonu ñun moom la ñuy ramasser di ko liggéey di ci def caakri bi moom la ñuy jël di def kii bi nu mu tuddati marmelade bi moom la ñuy jël di ci def confiture moom la ñuy jël aussi di ci def ketchup bi ndax jël nañu léegi au lieu de ketchup ak tomate yi jóge ci arabe yi ñun léegi à travers les mangues def nañu ketchup à base de mangue te yooyu yëpp te mango yi nga xam ne moo wodd yooyu la ñuy jël parce que yooyu la ñu soxla ndax yooyu ñoo am seen maturité ba wodd du nekk mango boo xam ne da nga ko dem jënd marché xamoo dañ ko rënk ak gaz xamoo nu mu kiiyee mais mango yu wodd la yooyu dañ koy liggéey directement ak borom verger yi. bu njëkk ba bu ñu demee di leen ko wax sax ñoom dañuy ne ah yow mango yu bon yi lu ngeen ñu ne waa jox leen ko dem ba mujj bi léegi bu ñu demee paan bi sax dañ ñu koy jaay mais valeur ajoutée bi ñëw na parce que il fallait que ñu commencer noonu pour que ñoom aussi ñu xam ne ndeke lii ñu bàyyi nii muy nëb ci biir tool bi di mooy indi gën a yokk mouche yi donc tey loolu ñoom dootul waddate balaa muy wadd ba nag yi di ko ñëw fóon wala di ko bëmax fekk ñoom ramassé nañ ko def ko ci seeni paan. da ngay xool ne benn tool balaa ngoon dina feesal lu ma ñetti paan wala ñeenti paan ci ramassage de mango bi nga xam ne dafa daan nëb ci biir tey nga jël mango boobu nga jaay ko 1000 francs paan bi wala 1500 c'est pas une valeur ajoutée et boobu dañ koy jël nga transformer ko mu indil la beneen encore loo xam ne day créer emploi ndax boo ko yóbboo tu vas employer des gens pour traiter ces mangues là ah et tu mets ça dans des conditions yoo xam ne dinañ ci dund mu am vitamine boo xam ne day yokk sa wérgu yaram donc loolu. pour loolu mun fi sax ñun xam-xam boobu rek mënuñu ko exploiter pour loolu sax mais xam-xam bi dafa am lu ay jumtukaay yu mu àndal jumtukaay yi jëkk yi mooy savoir bi mi ngi fi mais yi jëkk mooy ñu jàppale jigéen yi jox leen suuf parce que am nañ ay bailleurs yoo xam ne dañuy ñëw ñu ne ah bu ngeen yoonee suuf ñu tabaxal leen jigéen ñi dañuy yéeg di wàcc ci mairie yi fu ne dawantu nañ fa ba projet bi ndax projet bu nekk dafa am diir ONG bu ñëwee dafay ne man sama programme c'est étalé pour 5 ans
au bout de ces 5 ans là yow bu fekkente ne projet boobu dafa ñëw pour l'agroalimentaire mu dem ba 5 ans yi ma jëlu leen vous n'avez pas puisé à ce fonds là ñoom après ils vont retourner ce fonds là et dañuy changer waat beneen activité. Donc loolu ñun suñu cadre yi nekk ci biir dëkk bi ñoo war a calculer loolu bu amee lu taxaw lu mel noonu ñu ñëw wàcc sur le terrain jàppale population bi jàppale seen village yi. Cadre bu ne am na village bu mu jógee boo xam ne village maa ngay produire richesse boo xam ne ma nga fay yàqu loolu nag loolu dañ ci war a toogaat ñu waxtaanaat ci bu baax su boobaa dinañ jàppale réew mi jàppale jeunesse bi jàppale Casamance. loolu daal man dama defe ne loolu mooy solution bi gën bu ñu war a def waaw période campagne jot ñu ñëw di def ay yoo xam ne loolu taxawul de li taxaw mooy nañu fexe ba ñu defaral ñu fi ay unité suñu doom yi di fi liggéey ba benn xale dootul dem mbindaanu ji Dakar boo demee Dakar Casamance yi ngay fekk ci pompis yi Casamance yi ngay fekk ci gardiennage bi et pourtant ñooñu ñuy dem di garder foofu ñooñu mënoon a ñëw di garder suñu usines yi fii bu ñu fi amoon ay usines yu baax ay magasin de stockage yu baax bu boobaa ñoom tamit dinañ ñëw liggéey fii ou bien ñu ñëw liggéey ci usines yi nañ ñu ko defal. am nañu richesse boobu suñu suuf si may nañu lu ne tey mi ngi nii ñun garab yi dem nañu ba nga xam ne femmes déplacées yi ñu ngi leen former ci charbon bio loolu yëpp dañ ko def pour xeex xoolal événement bi am boofa du gorum garab yi la c'est pas li ci gën a bëri këriñ lañ koy dem def te ñun tey ñi ngi nii xobi mango yi xobi darkase yi xottu koko yi tey marché boo fa demee waxuma amul xottu koko de mais melul comme avant parce que ñun dañu jël ay saaku jox ko ñi nga xam ne ñi ngi toj koko ci yoon bi di jaay ñu ko fay defal ñu koy ramasser di ko indi di ko transformer mu nekk charbon bio boo xam ne bii même sa néeg mën nga ko fa boyal tëj sa néeg amul benn gaz te nekk na këriñ bu am économique boo xam ne tey boo jëndoon 3 kilos ci bee nga jënd 3 kilos ci bii di nga togg ba desal te bële day jeex. kilo bi ñu ngi koy jaay 300 dégg nga donc bu fekkee da ngay jënd lu bëri sax dañ ay saako dañ koy def à 250 mais bu dee détail 300 la donc yooyu yëpp jigéen ñi ñu ngi koy liggéey fii te loolu du fi jeex kër goo dem fii ci Ziguinchor nga fekk fa taatu mango ñooñu tey bu ñu xamee ne xobi mango bi kenn sàndeetu ko da ngay teg saako di ko ci sol ñu yóbbu nga dajale ñu defaral la sa këriñ wala nga jox ko defarkatu këriñ ñu defaree mu am quota bu ñu la jox loolu yëpp du koom la donc il faut autorités yi ak suñu cadre yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak suñu homme de politique yi fi nekk ñu xalaat jeunesse bi bu nawetaan jotee ñu seet nu ñuy jàppalee jeunes yi ñun ci quinzaine bi li ñuy dox yépp luy yóbbu réew mi kanam la ndax jox nañ ñu cër boo xam ne bii ci biir at bi jox ko jigéen ñi dañoo xam ne jigéen mooy indi développement bañ nañ ba ne góor bu baax bu bëgg a doom yu baax am kër gu yiw da ngay takk jabar ju baax ci famille bu baax comme ñun ñoo amee boobu kii moom lañ ñu gradé kon war nañ ko def ci réew mi yépp kon bu ñu joxee journée de la femme te nii kon tey ñun ñooy yaay yi ñun ñooy jabar yi ñun ñooy doom yi kon lu baax rek la ñu nekk di dox ñu ànd nag ak suñuy yaay yoo xam ne ñoom la ñu fekk ñu taxawal fi quinzaine de la femme ak 8 mars dox ci rôle yu baax ba tey ñun ñu nekk seeni relais ba tey ñu am ay xale yoo xam ne ñi ngi ñëw di ñu ci fekk si donc je crois que loolu affaire bi day gën a dem ci kanam mais dañu bëgg tamit xale yi ñu jàppale leen ndax suñu doom yi jàng nañu amuñu liggéey te pourtant ay pexe am na pour ñu mën a liggéey ñépp mënuñu dem ci gouvernement bi lii ma la wax nii tey day soulager gouvernement bi ndax usines yi bu fi taxawee xëy na ay privé lay doon du état bee koy res ay privé ñoo koy yore wala boog doomu réew mi ñoo koy fi yore bu boobaa état bi xëy na moom ay patentam ay impôt lay ciy am mais li ci gën a bëri population bi nekk di ci yëngatu ñoo ciy gën a bénéficié wu donc nañ ñu jàppale bu baax a baax vraiment ci quinzaine de la femme bi loolu aussi wi xaw ma 8 mars bi ñi ngi koy ñaan nguur gi di ko ñaan suñu président de la république ndam li ko yàlla jox te moom na nee na xaw ma lan émergent ci xaw ma lanu jigéen yi
vraiment nañu jàppale ñun Casamance moom pour jigéen ñi bokk ci émergent bi mooy nañ ñu taxawalal ay usine parce que fii mango yi jigéen ñee ciy yëngatu madd bi jigéen ñi ñoo ciy yëngatu darkase bi jigéen ñoo ciy yëngatu lépp luy fruit fii ci biir Ziguinchor 90% jigéen ñi ñoo ciy yëngatu xoolal amande yi rek bu jotee fii tout au long de la route là du 54 c'est les femmes donc ñun bu tee jigéenu Casamance bëgg nañ leen boole sóoraale ci biir émergent nañ ñu fexeel ñu taxawalal ñu loo xam ne bi liggéey bi dinañ ko def te du nekk loo xam ne dinañu gaañ loolu daal la ñuy ñaan vraiment président de la république ak première dame suñu déggee mu xam ne jigéenu Casamance yi daal loolu moom mooy seen mbébét nañ ñu jàppale ñun ñi ngi liggéey am na ñu naataange fii ci biir réew mi ay meññeef a ngi fi yoo xam ne mun na indi richesse su Sénégal yépp ñu bàyyi ci xel jàppale ñu loolu daal moom la ñu bëgg ci 8 mars bi mu nekk loo xam ne daal njëriñ lay doon.